comme suñu mbokk internet MIG TV comme ni ñu koy faral defee chaque jour rawatina ñi nga xamante ne ñoo taamu safoo suñu plateau sport tey nag ñu fas yéene waxtaanee boxe ci boxe bi ñu waxtaanee nag ñu fas yéene si dalal suñu benn gan goo xamante ni mu ngi wuyoo si turu Mahécor Faye nekk entraîneur de boxe fële ci Kër Massar en même temps nekk secrétaire général ligue de boxe. avant ñu yaatal ci li nga xamante ne moo di boxe bu ñu fas yéene waxtaanee dañ koy bàyyi mu nuyoo rek ak suñu mbokk internet yi Mahécor maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay maa ngi leen di nuyu yéen waa MIG TV yëpp di nuyu Sénégal yëpp di nuyu aussi sama mbokku boxeurs yi surtout président wu ligue bu Dakar Denis Antoine Mendy et ñoom Assane Diop bu Saint-Louis doyen Sila et Moussa Ndiaye Fatick Diédhiou Kaolack ñoo ñëpp ay président wu ligue lañu ba ci ñoom Maxanera bu Tamba ñoom ñëpp du ngi leen di nuyu. waaw tey suñu gisee tey lu ñu fi indi tey ñu fas yéene waxtaanee boxe nekk sport comme football bi mu nekkee sport ci dëkk bi comme lamb mu nekk sport ci dëkk bi mais dafa def que ni tey suñu nee lamb wax boxe mais tey suñu xoolee ampleur bi lamb bi am boxe amul ampleur boobu noonu man noonu poser question yow en tant que secrétaire général Ligue de Dakar lan moo waral loolu noonu. loolu mu ngi nekk ci njiit yi nga xam ne ñoo yor fédération bi ku mel ni président Mamour Sène bi mu ñëwee bi mu njëkk a def mooy dafa diviser entraîneurs yi acteurs yi nga xamante ne ñoo bokkoon ndey ak baay di doxal boxe bi. def leen a diviser donc division fu mu am nag xam nga ne doxal day jafe. voilà. waaw yaa ngi wax léegi ñi nga xamante ne ñoo ko jiit si jiit yooyu noonu la ñuy taxaw parce que man tamit bëggoon naa am leeral ci li nga xamante ne nii bëggoon naa xam lan mooy ligue ak rôle ligue ci cadre boxe bi lan la. waa ligue boo ko déggee ligue fu mu nekk maanaam ligue de Dakar. tey bépp compétition boo xam ne dafa war a am fii Dakar. bu dul compétition internationale. wala ay gala professionnel. ligue bi moo ko war a organiser. d'accord ay championnat compétition bu fi mën a am ligue bi moo ko war a organiser. voilà gis nga nag fi ñuy toll fédération mooy organiser lépp nee na ligue du organiser. bàyyiwul promoteur mu organiser même mémorial yi ñu doon defal suñu anciens yi nga xamante ne ñoo fi newoon. dana kenn du organiser moom rek moom mooy organiser or que moom warul organiser. ligue bi moo war a organiser. te boo fi may wax ak yow nii bépp club parce que ligue dafay jouer un rôle intermédiaire entre fédération bi ak club yi. d'accord day xëcc club yi pour ñu ñëw affilier ci ligue. jënd licence ci ligue. mais bi yoon kii bi mu ñëwee daf ko xañ loolu. moom dafa ubbi kontam pour ñu fay defee lépp c'est-à-dire figurant lay doon nii rek ligue bi. voilà moo tax lu bëri dafa nga xamante ni mooy xañ loolu noonu ligue bi kal la moom. président fédération bi mooy Mamour Sène. mooy Mamour Sène d'accord waaw. kon daal tey suñu xoolee daal mën nañu ne boxe bi. lu ko gàllankoor Mamour Sène si la bokk. Mamour Sène la. te mu ngi boxe loo booy yi sans licence. ni assurance. booy yi ngay gis yëpp amuñu assurance amuñu licence. te boxe nekk lu nga xamante ni lu dangereux. danger sport boo gis kay boxe moo ci gën a dangereux. si booy di si compétir sans assurance. sans assurance ni licence du dara. ba pare di juróomi téeméer lañ leen di jox bu ñu wàccee. boxeurs yi nga gis ci télé bi juróomi téeméer la ñuy fayeeku. waaw suñu mbokk internet MIG TV yéen a ko gisandoo gis ngeen mu nekk lu doy waar xewee fii nga xamante ne ni moo di Sénégal bëggoon naa tamit nga leer ma tuuti ci lii nga xamante ne moo di directeur technique national. waaw directeur technique national dafa war a doon koo xamante ne dafa war a am qualification bu kawee. parce que directeur technique national tey club bu mu dem. mun na dem rectifier entraîneur ba mu fa fekk. dindi programme bi mu teg jox ko beneen programme mu doxal loolu. donc fii Sénégal directeur technique 3e degré la war a am bu amul ñu seeti 2e degré mais ki ñëw nii amul sax diplôme. benn libanais la dañ ko jël par yaakaar ci poosam. moo tax ñu jël ko man nag ne woon naa leen mu neen gën ko fal leneen mais ngeen bañ ko def directeur technique parce que directeur technique man mi yor club tey mun na ma jàngal. ñëw ne ma science bii nga yor baaxul bii nga war a doxal kenn nag boo ko joxee ay peeru gants mënu koo sol li waral loolu nag dafa am ku ñu wax Cheikh Tidiane Boye vice président la fédération d'athlétisme ñëw dugg ci boxe bi di ci def business moom moo indi naar boobu te pourtant article 17 dafa tere nga bokk ci fédération bi ñëw bokk ci beneen fédération te moom vice président la fédération d'athlétisme
ñëw dugg ci biir box bi di ko jaxase indil ñu directeur technique boo xam ne mënul sol gant xamul lan mooy gauche droite ba pare sax wutal ko adjoint te adjoint sax amul ci texte yi directeur technique rek moo am te dafa war a doon koo xam ne qualification bu kawe la am donc pour gàttal foofu rek na nga xam ne dafa mel ni man ñu jëli ma ci box bi indi ma fii ma war leen a jiite seen métier mi loolu dafa doy waar li tax ñu koy gàttandu di ko wax nag ñun ñooy entraîneurs yi to JO yi war a am fii moins de 18 ans yi 2026 ñun bu échec amee ci combattant yi ñun entraîneur ñun la ñuy njëkk a wax moo tax ñu koy teel a gàttandu di ko wax di xamle ne direction technique bi baaxul nañ ko dindi ñu defal ñu direction technique bu baax waaw. kon man daal ci li nga jot a wax suñ déggee bu baax kon ça veut dire que daal li nga xamante ne moo di boxe bi mu ngi si gàllankoor bu rëy. léegi soo xoolee man mun naa ne benn lobby la rek. bu ñëw te soo xoolee ñoom ñëpp seen interpersonnel la ñuy def. waaw boxe business la ñuy def. d'accord soxlawuñu champion. nañu organiser. sponsor yi ñëw. ñu am ay millions pour seen poste. booy bi gaañu na booy bi gaañuwul booy bi am na war na am dara warul am dara yitalu leen na sponsor bi ñëw rek ay businessman ay promoteur lañ daal. promoteur lu nekk daal poste ngay xool daal seen poste la ñuy xool. d'accord te li ci yéeme sax dafa am ay promoteur yu jënd ay licence ba pare pour organiser ñu xañ leen ko te jënd nañ ba pare ba financer seen xaalis promoteur bu mel ni Baye Laat tey dugal na xaalisam ba pare dañ ko poñe ne ko doo doxal dara ñun mémorial yi ñu doon defal suñu anciens yi nga xamante ne ñoo newoon fii ci boxe bi ba tax ñun ñu ñëw bëgg boxe chaque année dañ leen doon defal mémorial dañ ne du fi am ligue li mu waroon a organiser fédération jël ko di ko organiser man mi di wax ak yow envoyé nañ ma plusieurs fois ay plainte may wul ji brigade bu Kër Massar pour intimider ma rek ma bàyyi wax jeeg yooyu doy na waar. waaw doy na waar trop fi ñu déggee suñu mbokku Maykoro Faye comme ni ñu ko waxee sànq rek ba ñuy démarrer nekk entraîneur boxe en même temps nekk secrétaire général ligue de Dakar bu boxe kon daal man est-ce que mën nga ma leeral tamit li nga xamante ne moo di boxe bi ngeen nekk est-ce que yéen a ngi amoon ay activités fii Sénégal. ba xam mooy championnat wala coupe wala genre affaire yooyu noonu quoi. waaw ñun. chaque année dañ ko daan amal mais kii bi mu ñëwee li mu def day organiser ay combats mais du championnat. d'accord parce que pour nga def championnat. da ngay dem ci salle yëpp ci club yëpp ngay dem nga def recensement d'abord. recensement boobu ngay xamee kii mooy débutant kii mooy ancien kii mooy espoir. nga diviser leen. groupe bu ci ne def championnat mu doon Salanger débutant Salanger espoir wala Salanger ancien moom nag deful loolu dafa boole ñëpp rek gis naa ci compétition bu ñoo xam ne dem nañu champion d'Afrique ba indi ay médailles plusieurs fois ñu boole la nag booy bi doog a def 2 combats loolu du championnat loolu du championnat dañuy wut xaalis daal di rey booy yi. sport business daal. mais sport business am na ci booy yu gaañu fi mu ne nii ñu ngi leen di xaarloo naan leen ordonnance di leen sànni ay 5000 ak 10 000. ci tournoi bi am na ci booyu gaañu ba tey fajuñu leen. dafa garaaw. gis ngeen gars yi doy na waar li nga xamante ne moo di boxe Sénégal vraiment mu ngi ci feebar mu ngi ci gàllankoor bu mag xanaa nag di lancer message rek ñi autorités yi nga xamante ne ñu ngi seetaan suñ ko mënee saafaral ñu ko quoi.